asalaamaaleykum yéen ñi seetaan les 5 TV Espace TV yéen a ngi ànd ak seen xarit seen doomu yaay booy ITS Prési borom mbam ngonkre bi soxor mën a màtt ay ci mbur benn tànk laa ko dóor fu mu dal foofu la. tey ñu ngi ci seen émission leader ba tey ànd ceeg ko nga xamante ni si ndaanaan la kenn dootu ko naatable kenn dootu ko laajte ci commune Fass Colobane Gueule Tapée il est conseiller def na politique ba tey am na carrière ci wàllu côté sport ndax nekk na président ASC yor mouvement bu nga xamante ni si mi ngi soutenir ADAS en même temps di soutenir son excellence monsieur Macky Sall ñu gën koo xamee ci Cheikh Fall. tey ñu ngi fii ci Gueule Tapée Cheikh ma bëgg nga nuyu ñi lay seetaan di seetaan seen chaîne les 5 TV Espace TV d'abord ñu dem ci émission bi. waaw ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu waa Gueule Tapée Fass Colobane commune bi yëpp comme ni nga ko waxee ñu ngi nuyu képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo Gueule Tapée Fass Colobane ñu ngi lay jox suñu loxo ni la salaamaaleykum jërëjëf prési ñu ngi lay dalal fii nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy makkaanu mouvement jëm ca kanam avec Cheikh Fall donc fii mooy siège bi ñu ngi lay dalal ak jàmm di waaj def émission bu neex ak yow macha allah. merci waaw mouvement moo tudd jëm ci kanam. merci jëm ci kanam yàlla na ngeen àgg ci kanam yàlla na ngeen àgg new yoon loolu lañ leen di ñaanal Cheikh ma bëggoon nga ñëw tuuti ci sa carrière ci wàllu politique ak lépp loo xam ne def nga ko loo xam ni dafa laal ci mouvement associatif ñu dugg ci quoi nit ñi au moins xam lan mooy jaar-jaaru Cheikh parce que coow li bari na te nit ñaa ngi riir rek te ñoom bari na ñoo xam ne seen jaar-jaar defe naa ni boo ko tàllalee àggul saam am ñoo xam nag dem nañ ba ñu rux leen mais am ñoo xam ne àgguñu saam léegi ñu bëgg nga wax ñu tuuti sa jaar-jaar. waaw ci politique nag bu ñu fàttalikoo bu ñu amee date bu ñu mën a jàpp ni commencé nañ ci politique damay jàpp ni 2000 la en 2000 ci la ñu njëkk a def yëngu-yëngu politique parce que comme ni ko nit ñi xamee ñun dañu judd ci kër boo xamante ni kër politicien la mu doon suñu référence nag ci politique ñu koy wax Adja Maguette Sakho foofu la ñu juddoo ñëpp xam ko mu nekkoon conseil municipal depuis temps suñu maam Leena donc foofu la ñu juddoo kër googu noonu en 2000 nag la ñu jëkk a jël suñu responsabilité dugg ci politique bi biñ ciy dugg nag wax dëgg yàlla dañoo fekk suñu maam nekk PS ñun ñu dem PDS donc loolu moo njëkk indi buum bi ñu dalal fi nag ay kàngam yu mag ñoo xamante ne yàgg nañ dégg si politique ku si mel ne ay Doudou Wade ay Pape Diop bi Diagne Fada ñoo ñëpp ñu dalal leen fi en 2000 def fi yëngal fi ba tey ba ñuy joxee nguur gi président Ablaye Wade donc loolu bokk na suñu jaar-jaar politique ba tey donc liñ ci mën a wax depuis 2000 ba 2018 bëri na dinañ ci ñëw donc en 2004 2005 ci la ma Pape Diop jël ma nekk agent la ville de Dakar donc ci laa commencé nekk agent administratif à la ville de Dakar en 2004 2005 donc ñuy dem ba 2009 je pense jamono bi non en 2007 je pense bokk naa ci listu PDS bi nga xamante ni moo gagné woon commune bi ci lay njëkk nekk conseiller municipal ci listu PDS ba ni Khalifa ñëwee deuxième mandat am bëgg ñu jàppale ko ñu dugal ma seen liste ma nekkaat ci conseiller municipal donc loolu moo ma indiwaat fii ci commune bi moo tax ma mën a exercer yenn action yi ci commune bi ci biir loolu tamit bi ma dëkkee Fass biir Delorme fréquenté ASC bu ñuy wax Ferñeent nekkoon fa dirigeant simple di doxal ba ni ma gars yi responsabilisé ni ma nag équipe bi jot na nga yor ko bi ñu ko yoree yàlla defal ñu jàmm ASC Ferñeent ñëpp xam nañu ASC boo xamante ni la bëgguma wax kii mais gars yi dañu daan jàpp di duma rek mais yàlla dogal bi ñu ko jëlee ñu yóbbu ko ci foo xamante ni amaana mosu fa yegg ba tey mooy final mu dem finalu ak équipe bi nga xam nag fa laa juddoo fa laa dëkk muy ASC Bouti Pom mu doonoon loo xamante ni lu ma neex la jour boobu ASC Ferñeent finalu ak ASC Bouti Pom ma nekk président bi doon na loo xamante ni si suñu jaar-jaar la lu am solo si li nga xam si mouvement associatif donc loolu aussi si jaar-jaar bi la bokk bu ñu ko fàtte donc daal am nañu ay lu bëri loo xamante ni def nañ ko ci politique. tey fi mu ne nii maa ngi ak sama deuxième mandat conseiller municipal. c'est pas donné à n'importe qui boo ko dindee suñu âge. donc tey am na ñoo xamante ni ñi ngi fii nekk di calli di wax. amaana war nañu déglu ñun ñii parce que am na loo xamante ni def nañ ko. ci politique bi tey je pense que c'est important genre nit yu mel noonu ñu leen di bàyyi xel parce que tamit ku kenn mënul waxal sa bopp mais am na loo xamante ni yow bi ci jaar amaana boo ci jaaree boo ko waxee nit ñi
ñu mën ko dégg donc loolu daal. en gros. laa mën a tënk ci carrière politique bi. macha allah loolu riche na mais tey ñu gis seen ànd ak ADAS. lan moo ko waral ak pourquoi ngeen soutenir le président de la République Macky Sall pour mu am deuxième mandat parce que gis nañ boobu ba léegi yéen a ngi ci. lan moo waral d'abord ADAS bi ngeen associé ak lan moo waral aussi président de la République. waaw dafa am fu ñu jógee xam nga ñun dañu bokkoon ci liste taxawu Dakar biñ ciy bokk jëluñu nekkuñu comme un militant bu jógee PS wala nangam ak nangam dañu jël comme personne ressource boo xamante ni yàgg na nekk ci koñ bi di ñafe pour jëmale goxam kanam. ñu boole ñu ci liste boobu noonu bañ tey yàlla dogal ñu gagné woon liste boobu biñ demee ba ci biir on a senti le besoin de mettre un mouvement ensemble en place ñu teg suñu mouvement nag booy yi ngay gis ni ñoom Arona ñoom Lamine ñi nga toog ni ñoom Alou ñuy toog ni Ali Pape Diop ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi fi en quelque sorte ñëpp ñu ngi fi toog ñoom ñeneen ñëpp Papis Kane jigéen ñi aussi ñoom ñoom ñëpp ñu jàpp ci pour ñu teg sa mouvement donc bi ñu tegee mouvement bi dañ ko teg ci guddi gi j'ai reçu l'appel de Lansana Gagny Sakho xaw ma ko wax dëgg yàlla mosuma ko gis xaw ma fu mu jógee bu mu ñëwee mu ne ma dégg naa li nga def man bëggoon naa sax ñëw parce que li nga def nii rëy na wane nga ni da ngay politique lan nga bëgg a def ma ne ko bon lu ñu bëgg daal mooy ñun ku ñu jàppale si sunu ndaw yi ku ñu jàppale si sunu gox au moins parce que jigéen ñee ngi fi amuñu ci lu ñu jàpp góor ñee ngi fi ñu si bëri liggéeyuñu. d'accord loolu moo ñu yëngal dugal ci politique. loolu moo leen dugal ci ADAS. waaw loolu moom bi ma woowee. ñëw ne ma dama la soxla parce que bëgg naa la gis parce que teg nga lii. donc il est venu me voir. au bureau mu ñu toog. mu ne ma dama la bëgg a jàppale. ma ne ko ci lan. mu ne ma ndax am nga ay xale yoo xamante ne mën naa leen jël ñu liggéey. ma ne ko bien sûr mu ne ma jox ma ñaari tur ma ne ko non mu ne ma la jox ñaari tur nii da nga may bàyyi ma dem gisanteeg boobu. ñoom ñu tànn ku leen neex. ñu indi ko mu dem liggéey. je pense que dañ ko defee. ci ëllëg sa la xale yi xëy dem liggéey. donc ñun relation boobu la ñu am ak moom. ku ñu jàppale. ñu jàppale la. loolu moo tax ñu dugg ci ADAS tey. di liggéey ak moom. pour la réélection du président. d'accord c'est bien xanaa peut-être sa gars yi bu ñu amee luñ ciy sànni peut-être ma jox leen ñu laal ci tout après ñu continuer émission bi. waaw mën nga jox président comme. waaw Ron. waaw ca léegi yow loo xam ci mouvement bi ak ni muy doxee. waaw ñun moom mouvement jëm sa kanam dañu àndal suñu président Cheikh Fall mooy suñu président ñu jiital ko fu mu ñu yóbbu rek ñun foofu la ñuy ànd ak moom avant muy politique yàgg na jàppale waa koñ bi. jël ay jeunes di leen di yóbbu si maire bi ñuy liggéey ñu jàppale ay aide tabaski moo ko fiy dugal aide korité moo ko fiy dugal lépp moo ko fiy dugal. kon tey bu wootee mouvement ñu ànd nekk benn mu ne ñu jàppale ko moom ñu ñëw leen gis naa koo xam ne bëgg nañu jàppale te nañu ànd ak moom jàppale ko ñu ne ko mooy kan mu ne Lansana Gagny Sakho si lañu àndal ak moom commencé ànd Lansana Gagny Sakho pour élire le président Macky Sall dès le premier tour. incha allah d'accord bon. loo ci dolli Lamine. waaw mbokk yi yéen maa ngi leen di nuyu mouvement jëm ci kanam ñu ngi rafetlu seet si bi ñu leen seet si ci turu président Cheikh Fall ak grâce à Lansana Gagny Sakho parce que dafa ñëw seet si président ne ko dama bëgg a soutenir fii ci Gueule Tapée parce que fii boo xoolee majorité bi ak Cheikh Fall la ñu àndal parce que mouvement bi dafa am doole ñu organiser meeting bu mag mu réussir lool. ñu bëri daw ñëw tàllal ko loxo wax ko tamit lii lañ bëgg ci gox bi moom Lansana Gagny Sakho depuis bi mu ñëwee propos yi mu tegal Cheikh déglu ko xam ne waa ji moo nekk nii. Cheikh na ko nag leen rek laa bëgg nga jël jeunes yi. am na ko doon laajte Fall Ngoye ngi quoi. ñu ne waajee ngi noonu weddi gis bokk ci. mu ne ko leen rek laa bëgg soxlawuma dara na jeunes yi rek liggéey mu ne ko suba nañu ñëw weddi kon gis bokk ci jeunes yi xëy liggéey ñëpp gën a taxawaat nit ñi gën a daw ñëwaat xam ne waa ji moo nekk nii. dëgg la ñu ne ko avec Cheikh Fall tout est possible. dëgg mais avec Lansana Gagny Sakho tamit tout est possible. avec ADAS tout est possible avec ADAS tout est possible. d'accord léegi Cheikh. xam naa point bi ñu nar a jeexale mooy commune bi mënuñoo wax ba jógee fi te duñ ci wax. waaw bien sûr mais Cheikh commune bi. coow li bari na. lan mooy problème commune bi lan moo fa dox lan moo fa doxul comme conseiller nga di ñu ngi ci mën a dimbali en quelque sorte. commune bi xam nga actuellement peut-être nekkul sax ordre du jour
parce que instant yi nii. mais comme chaîne communale la. waaw dinaa ñëw du ma daw question bi. dinaa ñëw donc dama la bëgg a campel décor bi rek. tey instant yi ñëpp ñu ngi yëngatu parce que dafa am 5 kàngam yu soxla ñun nag ñu choisir sa Macky Sall donc Macky Sall moom le maire de cette commune moom lay jàppale aussi. donc moo tax du ñu mën a génne ay failles yu bari ci loolu noonu parce que ñun tamit dañu ànd ak moom tamit avant muy dem ci Macky Sall. wax naa la dafa am fu ñu jógee. effectivement le maire ñun ak moom ñoo bokkoon même liste taxaw Dakar. donc moom bi muy dem tamit di soutenir le président Macky Sall wax dëgg yàlla yëguma ko. moo xam lu tax mu dem foofu mu dem jàppale ko. kooku am na ci droit. man aussi la même chose bi may dem di jàppale ji Macky Sall tàgguwuma kenn dama ni Lansana Gagny Sakho moo ma seet si ñu waxtaan di déggoo ñu tegal. en quelque sorte maire moom bi muy dem soutenir président moom li mu wax c'est clair bi ñu ko falee ba pare. dañ leen man nekkuma maire boo xam ne damay contre nguur. parce que li ma bëgg a liggéey pour ma liggéey ko fa mu ànd ak nguur. pour man ci conditions yi moom moo tax mu dem soutenir. absolument kooku je suis d'accord parce que des fois tamit bu ma nekk ñoo xamante ni comme ni ñu koy waxee benn situation rébellion xam nga tey en quelque sorte suñu commune dañ ko bëgg teg benn commune rebelle du ànd ak nguur tout le temps. je pense que loolu bokk na ci lu ñu pénaliser. je pense que tey mënoon nañu mériter lu ëpp lii ñu am nii benn Lansana Gagny Sakho mën nañ ci am ay 4 5 6. su fekkoon dañu jàppale président mu gagné rapidement mën nañu jàppale ci loolu noonu. je pense que aussi le moment venu dinañu wax ci li nga xamante ni moo ñu tax a jóg ci ko parce que xam nga lu tax. man nee naa la maa ngi seen 2e mandat conseil municipal. absolument donc kooku. yàgg na politique. am nga ci expérience am nga ci expérience yàgg naa campagne pour commune. yàgg naa ñafe pour sama gox. je pense que buñ ci jotee. dinañu wax fan la ñu jëm incha allah. d'accord beneen question boo xamante ni si boobu mooy daj dëpp gi. mouvement yi bari nañ Gueule Tapée. mouvement yëpp ñu ngi soutenir président yu ci ëpp bokk. mais booloo bi amul. la moo tax entente boobu mënul am si yenn mouvement yi. bon wax dëgg yàlla à un moment donné essayé nañ ko nag. peut-être Lansana moo xaw a fédéré tuuti peut-être xaw na des parce que si boo xoolee benn mouvement ngi fii bu ñuy wax collectif bi collectif bi à un moment donné ñëw nañu pour ñu waxtaan pour ñu. collectif bi collège bi nga bëgg a wax. collège unitaire des républicains. waaw collège bi samay gars ñu ngi fa ay Doudou Fall ay Sène. maa ngi leen saluer au passage ñoo ñëpp ñoo bokk xamante nañ bu baax ak Momar aussi si ginnaaw. Momar maa ngi koy saluer borom alliance. voilà pour l'émergence de la Gueule Tapée maa ngi koy saluer au passage. y a aussi tamit sama jigéen bu nekk si ginnaaw Yacine. bu yor Gueule Tapée dëggu na xale bu am jom la. maa ngi koy nuyu moom it. voilà donc bëri na ñooñu ñëpp tey je pense que peut-être collège bi rek moo bokkugul ci ñi nga xamante ni ñi ngi ñëw pour ànd ak ADAS pour ñu liggéey. peut-être ñoom am nañu ay raisons yu tax ànduñu. mais boo xoolee li ma doon wax au début jéemoon nañ ko teg wax dëgg yàlla. pour ànd ñun ñëpp. ñu trouver wu derrière un truc ñu demandoo pour la Gueule Tapée mais peut-être dinañ ko réussir parce que ñun ñëpp comme ni ma koy déggee rek ñun ñëpp nañuy wax dañ naan Gueule Tapée moo nu ñor. suñu commune moo nu ñor. mais donc war nañu mën a retrouver wu suñu table ñu waxtaan pour mën a jëmale Gueule Tapée ca kanam te loolu li koy def dara dul ñu nekk benn say. waaye loolu moom moo gën say boobu ngay wax parce que boo ko déggee ñu ne a bond stick has no chance to face a man who want to break it but when they become a bond they will be unbreakable mu ne benn bant mënul dajaw mënul jàkkaarloo ki ko bëgg a damm. mais bu ñu doonee aw say dañuy naqaree damm leen du yomb loolu anglophone di wax. ma bëgg loolu mu nekk appel boo xam ne lancé nga ko na ko ñëpp dégg. mouvement yi faaw ñu fédéré wu bu dee da ngeen a bokk ngeen soutenir loolu moo ëpp solo. jërul ku nekk di éparpillé wu te ñun loolu bu ñu sañoon ñëpp doon benn. parce que chaîne bi tamit en quelque sorte ñëpp ko moom. mu nekk parti au pouvoir nekk opposant ku nekk. ñëpp képp soxla chaîne bëgg émission leader. conditions yi méttiwul boo ñu woowee ñu wax ak yow. léegi Cheikh émission bi neex na macha allah am na pragmatisme aussi parce que li nga war a wax lépp tënk nga ko ci gàttal bay ji nii tey boo doon tëj tey looy tëjee. waaye di ñaanal rek candidat bi nga xamante ne moom la ñu bëgg jàppale mooy le président Macky Sall mu gagné au la main aussi sunu leader sunu grand ki nga xamante ne moom moo tax ñu dugg foofu tamit muy Lansana Gagny Sakho ñu koy ñaanal ndam parce que ndamam mooy sunu ndam encore une fois j'appelle ñun ñëpp ñu nekk benn parce que commune bi moo ko soxla président tamit loolu la soxla bu ñu nekkee benn
ëllëg suñu commune mun na jëm kanam mais bu nu diversifier rek wala ñuy boole di déglu ay nit yoo xam ne ñoo ñuy divertir pour jaxase ñu dugg suñu biir ay mouvement duñu jaxase je pense que loolu du mën a dara dañuy gars yi dañuy diviser rek pour mieux régner donc ñun nañu conscient xam ne ñun ñoo fi nekk ay ndaw ëllëg ñoo war a diriger ce pays donc lu ñu war mooy ñu nekk benn ñu bañ fi nekk di xiro ak ŋaayoo ñu jëm a teg suñu commune wala suñu quartier sur les rampes de l'émergence comme ni ko le président Macky Sall waxee. macha allah loolu am na solo côté Mogadimi Fonica Lumiri une offense ne vous blesse que lorsque vous y pensez la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure et les plus forts ne sont pas les meilleurs nous sommes sur la route de la paix tous ensemble sur la route de la paix nag ñëpp bokk jàmm dem na ci jàmm yàlla may ñu élection yi jàmm mu sedd ku yàlla jox ndam ñu xam ne jox na ndam xam naa yaa ngi naan amin yàlla nañ gañee macha allah loolu moom yàlla moom noppi na ba ñun yàlla dimbal nañu nag waaw ñun fu ñu bokk mu gañe macha allah macha allah ñun bi ñu dalee politique ba léegi liste bu ñu dugg sax mooy nga am ndam donc fu ñu dem du ñu nekk fu ñu alhamdulilah xam nga lu ma neex ci yow farceur nga quoi en quelque sorte voilà yéen a ngi àndoon ak seen xarit seen doom yaay booy ITS on the microphone prési seen émission leader la woon tey ñu ànd ci ak Cheikh Fall mu ñëw ànd ak gaayam yi wax la moo ko dugal ci politique wax fu mu jaar ci politique la moo waral ànd beeg ADAS lan moo waral ñu soutenir président li wax ji leer na te tegu na te ku ko dégg xam ni kii jàmm la bëgg jàmm la woote encore une fois ma leen di jox dig daje ci beneen émission seen xarit seen doom yaay moo fi jaaram borom mbaam gonko bi soxal mën a maate ay ci ci mut benn tànk laa ko dër fu mu dal foofu la xaboo rey seen mam ku bëgg a jooy da ngay tooñ ku la man ku nam yàpp da ngay rey ñay nam ngewar comme ndax war gaynde mu demee fan ngay reer ba maa ngi dama beneen yoon portez-vous bien des choses à vous au revoir bye